bienvenue encore une nouvelle fois dans votre émission culturelle 100% événementielle. On parle bien sûr de Faux Events. Les pannes dans l'automobile tey dafa ñëw Médina rue 35 angle 30 fekk fii Ahmed Clim nekk spécialiste ci clim def ci plus de 20 ans. lii rek panne la ci clim lii rek élément yi nu ñu yàqoo nii rek. panne la ci clim. du sedd. du sedd mënoo fexe mu sedd parce que lii. bu defee nii du sedd ci clim. ok léegi bu ñu jógee ci condensateur. bon. compresseur. compresseur damay gis ñu bëri ñaan sama compresseur moo lakk. waaw kii maanaam moo nekk ci côté moteur bi. waaw ñun kii moom mooy day am pression boo xam ne day mën a aspirer. waaw day xëcc di génne. moteur la quoi moteur genre moteur la. waaw aspirateur. waaw day aspirer. waaw après envoyé. partie mécanique rek la am wala am na partie électrique. non lii moom am na partie mécanique am partie électrique. mais partie électrique bi mën na yàqu te mécanique bi du yàqu. partie électrique moom bu ci yàqu rek moom yaa sànni. juróom ñaari waxtu ci ngoon yu tegal ñaari simili jot na fi ci Ndakaaru li gën a fës ci bopp xibaar yi njabootu ndong bi di Sayer Kébé doon def terminal te ñu teg ko loxo ci atum 2015 ñooy sàkku ci ñu may ko ab bàyyib nëggandiku te ubbi ci ab procès loolee la ñuy sàkku ànd ceeg collectif solidarité ak Amnesty International ñu sàkku ci nguurug Sénégal ñu fexe ba yeneen ndaw yu nekk ci yooyu difficulté wala boog ci situation yu nu mel ñu fexe ba taxaw ci ñoom indi ay saafara ci wàllu wu ni mel daañu ko yaatal ci xibaar yi dana ca bokk ñaari téeméer ak fukk ak ñetti sortant wu Pastef de promotion atum 2013 wane seenum naqar ni ki tey sàkku ci nguur gi ñu fexe ba ñu dugal leen ci fonction publique juróomi at a ngi ni ñuy daaw ci ginnaaw seen ordre de mission ne daanaka ci diggante bi ñett ca ñoom sax ñàkk nañu seen bakkan ci waaxi Maroc yeeg yu Libi yi loolee doon lu leen naqar ñu takk ay morceau yu xonk fësal lu ni mel ci kanam suñu ndaw di Codé Ndiaye daan ceen di ànd ak yéen ci xibaar yi dana ca bokk it maire bu Dakar kan moo ci war a uutu kii di Khalifa Ababacar Sall Banda Diop bokk ci taxaw Dakaru ne profilam may na ko tey jàpp na ni taxawaayam du dara lu mooy wéyal gis-gis ak xalaatu Khalifa Ababacar Sall ci bopp mairie bi laaj nañu ko ndax moom dafa bokk ci ñuy jàppal ndombal tànk nguur gi indi na ci ay tontu daañu ko yaatal ci xibaar yi dana ca bokk réew ma Guinée di fàttaliku ni ki tey ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru septembre la xewoon ci seen gox boobu ba tollook ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaar ci ay doomu aadama ñàkk seen bakkan te ñooñu dañ doon ñaxtu naanaam kii di Moussa Dadis Camara nekkoon ci bopp réew ma lu ni mel ñenn ci ay Guinéen yi nekk ci réew mi am ci ay gis-gis na ba léegi ñu ngi xaar procès ci wàllu wu ni mel furaas daalu xëddeen daan ci ànd ak suñu ndaw di El Mamadou Diallo ponk yaa ngoog mbokk yi bu ngeen ñu toppee ñu daal di ko yaatal. Sayer Kébé ab ndongo la doon def terminal ci atum 2015 lañ ko teg loxo doon ko jiiñ mbirum terrorisme njabootam ñooy sàkku ci nguur gi wala bokk ci justice ñu may ko ab bàyyib nëgandiku te ubbi ab procès ci wàllu ñu mel ngir ñu xam dañ koy létt am dañu koy firi naka noone collectif solidarité ak Amnesty International section Sénégal ñëw nañ jàppale ko ci wàllu ñu mel bëggit nguur gi bàyyi xel yeneen ci ay doomu réew yi nga xam te daanaka ñu ngi situation bu ni mel te leeral seen ko mbir dañ ci ànd ak suñu ndaw di Adjara Ndiaye. ñu jàpp ko ñetti at ba léegi Sayer Kébé nag liñ koy toppee rek mooy
mbirum terrorisme ak jëfin yu ni mel mu ñàkk ki nga xam ne moo di yaayam papaam di ñaan rek ndimbalu askan wi yëpp ngir rek doomam ji mën a génn ci kaso bi. metti na waaye nag lu metti ab jaam lay dal gannaaw lu mat ñetti at ak ñeenti weer lu metti da nga koy daal di kii rek xam ne metti na wala yàlla buñ sañoon sunu doom di jàng année bi mu waroon dem cité année boobu la am problème waaye danañ xam ne natt sunu borom la daal natt sunu borom ab jaam ñaan rek la am lu nit ñi ngi sañ daal di tàmbalee si kaw ba si suuf daal kuñ si mën a dimbale te yàlla tax nga dimbale ñu si nante moo wax di yàlla amul benn problème foofu waaw mi ngi entraîné di noppalu wax di yàlla daal tubaarkàlla daal traitement bi tam wax di yàlla jaar na yoon daal wax di yàlla moom. ñu jàpp ko bi mu nekkee élève ci classe terminale à Amnesty International bëral seen kàddu ni ki nga xam ni moo di Sayer Kébé dafa am ak àggali li nga xam ni moo di jàngam même bu fekkee ne mi ngi ci kaso bi. ak élève yemul ci buntu kaso si biir kaso lenn lañ la xañ mooy la liberté d'aller et de venir maanaam mënatoo di dem ak ñëw mais ci biir kaso war nga fa jàng da ngeen gis ñu nekk ci biir kaso bind ay livre da ngeen gis ñu nekk ci biir kaso di jàng alxuraan ba bu ñu génnee doon ay imam macha allah donc kaso warul nekk béréb boo xam ne dañ la fay noot ba nga xam ne li nga xam ne waroon nga ko mën a def ci biti doo ko mën a def ci biir kaso bi donc loolu aussi mu nekkaat beneen problème boo xam ne aussi dañuy interpeller. kuréel gi di woo ñi nga xam ne ñoo di kilifa yi ñu gestu kaawu élèves yi ak étudiants yi nga xam ne dañ leen a tëj. amul si Sayer Kébé parce que xam nañ ku mel ni Ousseynou Diop nga xam ne moom aussi même kii bi lañ ko toppee ci Thiès. moom aussi daanaka lu ëpp ñetti at jëm ñeenti at fi mu toll je pense mi ngi ci biir kaso bi mu nekk loo xam ne aussi ñi ngi koy ñaawlu élèves yooyu seen place nekkul ci biir kaso je pense que comme ni ma ko waxee sànq si nasaraan dañoo manipuler ci naka sudul noonu peut-être seen clavier moo jur lii mu jur donc ñuy profiter encore une fois de plus di inviter état du Sénégal que mu fexe ba nga xam ne daal wax dëgg yàlla suñu ndaw yooyu nekk ci kaso bi seen dossier dinañ ko traité ci nu mu gën a gaawee. mu doon ñaawlu ci page Facebook bu ambassade États-Unis fii ci Sénégal dooleelu dëkk bii di États-Unis ci Israël nga xam ni ñu ngi faat ci ñu bari ci waa Palestine Sayer nag nekk prison weeru mai ci atum 2015 ba léegi fi mu ne nii mu am ñaar fukki at ak benn collectif solidarité bi bëgg rek ñu jugé ko ci nu mu gën a gaawee. Adjara Ndiaye ñeneen ngi ni juróomi at ñuy daw ci ginnaaw seeni ordre de mission ngir mën a jariñ seen réew ci xam-xam ba ñu amee génne ca FASTEF ci atum 2013 toll ci ñaari téeméer ak fukk ak ñett ci ay professeur jàpp ni jot na ngir nguur gi dégg leen ci wàllu ni mel dugal leen ci fonction publique ñu wax ni ci diggante bi ñett ca ñoom sax daanaka dañu ñàkk seen bakkan ñi ca Maroc ñeneen ñi ca Libye loolee doon lu leen metti ba ñu takk ay morceaux yu xonk fësal lu ni mel ci kanam suñu ndaw di ko Ndiaye. élèves maîtres yi ñu ngi génne ci FASTEF ci atum 2013 booba ba léegi nag ñu ngi xaar ab affectation boo xamante ne nii gisaguñu ko lu ni mel nag seen porte-parole di ko ñaawlu moom nag mu jàpp ni ci jamono yi soxla bi mi ngi fi ndax nag am na école yoo xamante ne nii amuñu ay professeurs. bés bi tey moo doon bés bu leen jox seen lijaasa bés bu leen tag comme quoi ay jàngalekat lañ mu leen dem lay jàngale. mooy le 28 septembre 2013 tey anniversaire la moo tax ñaxtu également pour woone gouvernement bi xale yaa ngi fii encore di xaar parce que xale yi nekk ci classe yi léegi école ubbi sol na leen xaar bi yàgg na gouvernement recruté na une moitié benn moitié des na 213 professeurs yomb na boo jëlee sax ñaata département la ñu am 45 pàcc ko ci département yi chaque département mënu am juróom professeur boo amee juróom du ëpp juróom et chaque département ñaata collège la am ñaata lycée la am yooyu manque de volonté politique la. situation bi ni mel daal di andi ay conséquences yu jéggi dayoo ci seen ay njaboot bu ñu sukkandikoo ci kii yore seen kàddu am na ci ñoom ñoo xamante ne ni dañu sax ñàkk seen bakkan ci lii ñuy woowee Barça wala Barsaq. xaar bi yàgg na famille yu bëri tasaar nañu parents yi xam ne dañuy tax seen jëm di jàppale seen doom yaakaar ne ñoom ñoo war a dimbale ëllëg gis ñu dara si yaakaar tas dañu mujj dem wuy ji boromam bàyyi leen seen doom fii amuñu liggéey loolu métti na. ñaareel bi am na ñu xam ne ñu am seen liggéey sa école normale toog ba xaar amuñu yaakaar ñu jéem a dem bitim réew génn kër dëkk bi mais yàlla mu dogal lu mu dogal ñett ñoo gaañu kenn Maroc ñaar Libye ñàkk seen bakkan. gouvernement bi dafa war a jóg
jël mutukaayam affecté ñii avant leneen amaat benn mos bu amaat. élèves maîtres yi génne ci FASTEF te nag bokk ci promotion payante bu 2013 fas yéene wuñ wàccee seen loxo seen porte-parole di xam ne ni bind nañ ministre bi ay yoon waaye ba tey ji amuñu benn tontu bu jógee ci jëwriñ bi yore njàng meeg njàngale mi. Codé Ndiaye lii di ubbi tey jàng tey daañu ko jëmmal ci njàngum ren bi ki ko xamal di directeur de formation communication nekk ci ministère bi ñu dénk wàllu njàng meek njàngal mi jàpp ne lépp luy matukaay jëm ci yegg ci boobee mbébét nguur gi jël na ko waaye sàkku ci ñi nga xamante ni ñooy jàngalkat yi ñu fexe ba ci njàngum ren bi ñu ànd ci responsabilité Mouhamadou Moustapha Diagne la ñuy teewlu ak suñuy ndaw. 9000 écoles élémentaires yi je pense que lu ci bëri sax du école yu bëree bëri ñooy nekk ci biir du lu critique maintenant dafa nekk ay zones yoo xamante ni bile zone ndox la chaque année nag dina am sax ay écoles yoo xamante ni bii population dañ koy occupé mais ñun tàmm nañ ko gérer en relation ak administration territoriale sapeurs-pompiers service d'hygiène chaque année daañu góorgóorlu ba école yooyu ñu gaaw koo dégagé boo demee ci àll bi sax am na école yoo xamante ni ñu ci biir tool yi ak abri provisoire yooyu yëpp gouvernement bi mi ngi ci mais li ngay war a jàpp ci ubbi tey jàng tey mooy esprit bi ndax bu njëkk dañ daan toog ba novembre décembre xale yi duñu jàng wala cours yi ñu démarré yenn école mais léegi dañ ko lancé ba léegi au plus tard 31 octobre à part école yi nga xam ni dañoo nekk ci ay hypothèses critiques mais au plus tard au 31 octobre cours yëpp démarré na donc ci quantum horaire bi am na lu ñu récupéré donc je pense que bu ñu continuer nii d'ici quelques années incha allah ubbi tey jàng tey dina nekk concept boo xam ni dañ koy appliquer à 100%. mu ngoog door nañu ko di ñaareelu édition lii di foire jëm ci ay innovation muy wàllu njàng ak it lu aju ci wàllu formation ñi di waa COSYDEP ñoo ko amal ne la ñu ca jublu mooy fexe gën a dooleel ak kattanal filière yu mel ni science ak it technologie ministère bi ñu dénk wàllu njàng meek njàngal mi ña nga fa woon ñoom nag la ñu bëgg mooy ni lu ni mel ñu boole ko ci calendrier njàng meek njàngal mi bokk ci activités yu gën a mag te loolu yëpp lañ ca jublu ñoom acteurs yi mooy fexe ba njàng bi ci réew mi fay sooxe ñu indi ci qualité dañ ci ànd ak suñu ndaw di jibi sax jooni ginnaaw essai bu njëkk bi ñu defoon fi mu toll ni nag ñaareel bi la ñu nekk mu di foire boo xamante ni dañ ko ubbil ndongo yeeg ñi nga xamante ni dañuy yëngatu ñu njàng meek njàngale mi ngir ñu gën a mën di weccante ay xalaat ñi sóob bile mbir nag ñoom ñu ngi rafetlu bu baax léegi tey ñaareelu ndaje bile ni mu dooree. boo seetloo xale yu bëri ñëw nañ fi 7h30 dégg naa xale yi commencé nañ ñëw indi seen i livre pour def ay échange loolu wane na ni xale yi soxla nañ ku leen jàppale si ñu am matériel bu leen gunge ba ubbite école bi ñu mën ko tàmbali ni mu waree. ñaareelu ndaje bi ñu koy woowee foire des innovations en éducation et formation ndongo yu bëri nag ñëw nañu ngir di weccante seen i livre tax ba COSYDEP ak i ñoñam ñu jël bu ren bi jëmmal ci wàllu xarale yu yees yi xool naka lañ koy mën a soppartee ngir mu mën a jëriñ ndongo yi. xarale yu bees nag ñëpp xam nañ ni nga bëgg ko nga bañ ko dafa ñëw nekk lu nekk suñu dund portable yaa ngi fi ordinateur yi te ñu bëri ñoo nga naan bëri na nu muy yàqee xale yi waaye gis nañ ni am na nu ñu koy jariñoo am na nu ñu gungee xale yi ba mu jariñ leen au lieu que mu yàq leen loolu moo jàpp moo tax ba gis nañ fi sax si biir exposants yi ñoo xam ni wane nañ ay application yoo xam ni mën nañoo gunge xale yi nga xam ni ñoo ngi ci classe examen. ki fi teewal nag màkkaan gi ñu dénk wàllu njàng meek njàngale mi di jëwriñ gi ñu dénk wàllu tàggat gi ak jokkalante gi ci ministère boobee moom mu ngi sàkku ci ñu jël ndaje mile boole ko ci calendrier wu màkkaan gi ñu dénk wàllu njàng meek njàngale mi. lii mooy deuxième édition moo tax ministre de l'éducation nationale dugal ci loxoom bu baax parce que lii lu am solo la parce que tey boo ñëwee fii dañuy fekk ay citoyens yoo xamante ne bii bokk société civile bi ñu def lu baax ci école bi peut-être xamu ko. jaarale ko nag ci foire bile COSYDEP li mu ci jublu moom mooy boole acteurs yi ak partenaires yi nga xamante ne ni ñu yëngatu ci wàllu njàng mi ngir ñu mën a daje di yokkante ay xalaat xool ananes def ba mën a jubbanti njàng mi nga xamante ne ni ay at a ngi nii mu takkatémbe ñaareelu édition bi le nag ubbi na waaye COSYDEP ak ay partenaires am ñu ngi nag fësal ay programme yu am solo yu jëm ci wàllu njàng mi ci centre Blaise Senghor ba Aser Jile.
ci bi sax joni ci wàllu njàng moomee la ñuy desandi fondation Kéba Mbaye gunge ci nguurug Sénégal ngir fexe wàllu excellence gën a jëm ci suñu daara yi waral ba mu jébbal ay bourse lu toll ko 40 ci ay ndongo koppar yi ca dugal toll ci 20 milliards ña ca jote di rafetlu boobee geste di sàkku ci fondation Kéba Mbaye ñu wéyal ko waaye ñeneen ñu mel ni ñoom xaw a amee boobee taxawaay ngir lépp loo xam dafa aju ci jàppale ndongo yi ci seen wàllu bu yëngatu jëm ci njàng ak njàngale dañ ci ànd ak suñu ndaw di Iyane Dembatine. ci atum 2017 jàpp 2018 jot nañu dimbali tollook 40 ci ay doomu aadama ci ay yëngu-yëngu yu ñu amal yu wute fii ci biir réew mi ndax rek gën leen may taxawaay. liñ ci jublu mooy jàppale ñi nga xam ni ñi ngi jàng am foo xam ni toll nañ fa war a def ay recherche parce que xam nga recherche dafa di loo xam ni dina jël temps dina jël xaalis te xëy na ñi koy def ñoom ñëpp du ñu am doole pour def ko léegi fondation bi moom day ñëw pour jàppale ñi nga xam ne ñi ngi nekk di préparer seen doctorat pour jàppale leen sur 2 ans ou sur 3 ans pour ñu mën a liggéey tranquillement comme ni ko benn récipiendaire waxe sànq am na ay problèmes yu bari yoo xam ni dina leen teggeeku ndax bourse bi ñu leen di jox loolu lañ ci jublu. dimbalante googee ñu jëmale ko ci wàllu njàng meek njàngale mi ak gëstu ga gën kaa neew ni ki ren jile dugal nañ ca lépp rek 20 millions ca suñu ay koppar ndaxte ñooñe tam seen liggéey ak seen i gëstu daal di mën a yemb. alors ñun dañuy seet ñi def demande yëpp ñu dem jox ko Université de Dakar école doctorale ñoom ñooy xool tànn ñi laajte yëpp ñu def ñoom seen classement ni bii baax na ndax lii après ñu jox ñun nag li ñuy jëkk seet mooy sujet boobu lan la ëmb ci ban domaine lay liggéey léegi ñu jéem a seet domaine yi nga xam ni tey suñu réew soxla na ci xam-xam ñu jël benn étudiant boo xam ni dañ koy jàppale pour moom mu jéem a gëstu en profondeur génne ay résultats yoo xam ni xëy na résultats yooyu buñ ko tegee ñi yor nguur bi buñ ko gisee buñ ko yoree dinañ ci mën a génne dara boo xam ni loolu dina leen jàppale pour ëllëg. bokk na ci tamit ay doctorant yuy jàng wàllum droit ci dara ji ñu duppee Cheikh Anta Diop ku nekk ca ñoom gën kaa néew 200 junni jox nañ la ko ndax mën la gunge ci wàllu ay gëstu ak tàggatu. kontaan ndax kontaan mënut a weesu nga bokk ak say moroom déposer pour bénéficier wu ci bourse bi yàlla def nga bokk ci ñi nga xam ne tànn nañ leen. kon daal sentiment boobu moo ñu animé tey ba ñu fondation bi boole ci ñi nga xam ni danañ mën a bénéficier wu ci bourse bi pour sunu mbind ci thèse bi gën a mën a jàppandi. waaw ci loolu critère de sélection yi moom man xaw ma ko woon dama lire rek ci internet bi par hasard laa doon surfer yam ci ñu ni fondation Kéba Mbaye day jox thésards yi bourse bon ba ma ñëwee approché wu fondation bi ñu wax ma ni ma pour nga am bourse bi il faut nga def benn projet de thèse bu quelques pages boo defee projet de thèse nga boole ko ay yenn documents yi ay certificat d'inscription carte étudiant bu ko defee nga ñëw déposer ko mu am comité de sélection boo xam ne moom mooy tànn bi ma defee loolu ma déposer yàlla def ma bokk ci ñi nga xam ne dañ bénéficier woo ci bourse bi. liggéey boobee yëpp daal di fekk si lu tollook 200 ak juróom-ñetti fukk ak juróom ci ay ndaw yoo xamante ne jot nañu am ndimbalu fondation Kéba Mbaye ñu door ko rek ci atum 2010 ba jonn yàlla tey jile 100 millions ci suñu ay koppar ñu duggal ko ci ay yëngu-yëngu yu ute. kooku di fondation Kéba Mbaye jébbal ay bourse ay ndongo toll ci 4 fukk ak juróom ca ñu ca jote ñii di waa APS ba léegi noppeeguñu daawar nañu ni ki tey benn fanu xew ne lañ ca jublu mooy fexe xool ndax digle yi nga xam te njiitum xew mi fësal na ko ay bés yi ñu génn ci ab conseil des ministres jëm ci jubbanti ak joyante jafe-jafe yi nga xamante ni mu ngi njatt këru liggéeykaay boobee ne ndax kilifa yi daañu sàmmonteeg boobee digle am déet jox nag li nga xam te
askan wi rendez-vous ni ki talaata bi ñu dëgmal ngir xam ban taxawaay la ñu am bu fekkee ni mbir yi soppeekul dañ ci teewlu kàddu njiital section bu Synpics bu APS di wuyoo ci turu Ahmadou Bamba Kassé ak suñuy ndaw. comme dañu nekkoon ci grève depuis le 6 septembre dafa am benn yoon bu ñuy doxee li ci njëkk mooy rafetlu bu ñu rafetlu wax jooju ñu waxtaanee mbirum APS en conseil des ministres moo tax bii yoon ñu déclaré 24 heures renouvelables xam nga suñu grève ba ñu koy tàmbali 96 heures la woon par 96 heures nañu doon def ñu dem par 48 heures bii yoon mbégte bu ñu am ci wax jooju tax na ba ñu ne 24 heures renouvelables rax ci dolli bu soobee yàlla lundi ñu def benn journée d'évaluation fii boo xamante ni dañuy woo ñëpp ñu yëngu ci wàllu tas xibaar ñu ñëw ñu càmbar doxalinu grève bi foofu boobee ba léegi càmbar également surtout attitude autorité yi ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci diggante kàddu président ak suñu situation ñu nekk ci diggante bi ñu analyser seen attitude bu ñu ko paree incha allah talaata am nañ benn conférence de presse boo xamante ne nag bu ñu fi ñëwee ci nañuy wax fan nañu jëmale mbir mi boobaa dina leer ndax dañuy continuer grève bi ndax dañuy dem ci marche bi wala ndax dañuy arrêter wala ndax dañuy def leneen. maire bu Padoua gën na jëmal mbébéte mooy fexe jiite mairie bu Dakaaru jàpp ni profil ba ca war am na ko te it la ko ca gën a yitteel mooy fexe ba wéyal xalaat ak gis-gis yeeg taxawaay yi nga xamante ni Khalifa Ababacar Sall jot na ko taxawee ci mairie bu Dakaaru waaye te tontu ñi nga xamante ni ñuy njort ci moom ni dafa lëkkaloog ku mel ni Ousmane Tanor Dieng ngir indi ay jiixi jaxe ci ñi nga xamante ñooy waa taxaw Dakaaru loolu yëpp indi ñu ay leeral ci jàkkaarloom taskatu xibaar yi suñu ndaw di Chantal Badji ma nga foon. ñu ko jëlee ci bopp mairie bu Dakar ay candidat yu bari tàmbali nañoo taxaw ngir rekk wuutu kii di Khalifa Sall. Banda Diop di maire bu commune Padoua moom fësal na ni li mu bëgg mooy toog ci bile fauteuil ngir mën a wëyal liggéeyu parti bi di taxawu Sénégal. meilleur candidat parce que li nga xam ne moom laa bëgg dama bëgg uniquement ville de Dakar mën a réconcilier waat ak population Dakar yëpp parce que boobu ba léegi mat na ñaari at yoo xamante ni wax dëgg yàlla ci ay coono la ñu nekk. xëccoowuma ak Khalifa Sall parce que Khalifa Sall moom tey yàlla moo def ni nekkatul ci conseil municipal bi te du moom lay jàmbaar loolu dama bokk ci ñi nga xam ne bëgg nañu continuer œuvre bi nga xamante ni moom la doon def ci ville de Dakar. waxtaan naa ci ak moom bu baax a baax échanger nañ ci ba pare sàkku naa ci ñaanam. ñu doon ko sax joxoñ baaraamu tuuma ñi rekk dafa ànd ak nguur gi mu doon ay kàddu yoo xam ni kii di maire bu Padoua weddi na ko ba mu set li mu xamle mooy taxawu Dakar la bokk waaye nag terewul séq na jàmm ak yeneen i parti yépp wax ne bu baax a baax maa ngi bokk ba léegi ci groupe bu taxawu Dakar ensuite di wax ne par rapport ak samay activité avec la République itam en tant que membre d'une coalition chaque fois que de besoin est dem naa informer suma leader ci sumay activité yi nga xam ne moom lay def. ci ab janoo ak taskatu xibaar yi bu mu doon amal foofu ca goxam maire bi di Banda Diop daal dinay fësal candidature am ngir wuutu ki fi nekkoon maire bu Dakar muy xamle rek ni bile candidature day wéyal rek politique gu Khalifa Sall ci ville bu Dakar. Chantal Badji ñu jëm ca Dalifort mouvement Khalifa président xaajaloo benn pàcc ba dem utali parti bu APR ña amee boobu taxawaay indi ci ay lay ñu teewlu leen ci micro suñu ndaw di Abdoulaye Wacanga. Juste pour j'ai quitté le mouvement Khalifa président. mën naa ne bëgg a dem rek lu jot rek yàlla def ko ni parce que vraiment boo gisee depuis 2012 ba léegi maa ngi ànd ak ku ñuy wax Idrissa Diallo mais loo gis daa am ab damaa dem ba xam ne rek vraiment war naa mën a dem. jàppale gis Diop si waxtaan ak moom war a mën a ànd ak moom rek ma ànd ak moom bu fekkee yàlla dogal na nga jiite ay gone te amoo ay moyens te bëgg un avenir politique rajo day baax aussi nga seeti ñi nga xam ne war nañ la mën a soutenir bu baax a baax nga mën leen a mën a gérer. bi nga xamante ne tey coalition Benno Bokk Yaakaar fii ci Dalifort am na ku bees koo xamante ne conseil municipal la donc nekkoon ak Idrissa Diallo maire de la commune de Dalifort ma di ko féliciter nag parce que courage la li mu def parce que nekkoon na fa pendant des années toog ba gisatul boppam gisatul vraiment li ko doy foofu mu ñëw
ànd ak Diop Sy mi nga xam ne allié la bokk président de la République coalition Benno Bokk Yaakaar. man nag awma ko dul président képp koo xam ne jóg nga pour jàppale ko vraiment dama lay tàllal loxo. benn mandat bu juróomi at la wax ne dina ko def ci réew mi bis buñ ko falee ci élection présidentielle yu atum 2019 jàpp ne boobee mandat rek dana doy sëkk ngir mu teg réew mi ci yoon yu leer yeesal banqaas yi waaye ci yenn secteur yu mel ni njàng mi jëm ci wàllu maanaam agriculture ak yeneen yu mel ni moom dana fexe ba yeesal ga ca war a it te équipe am taxaw ci indi ci ay saafara nu mu gën a gaawee di Pape Diop jiital bokk gis-gis ci ab ndaje bu yaatu ànd ci ay militants ni ki démb ca place du souvenir la fësalee kàddu yu ni may Ndeye Aram Touré lañ ci àndal. fi ñu bëri giseewul foofu Pape Diop dafa bëgg indi ab coppite ci doxalinu nguur gi gannaaw bu mu fësalee tële ñi fi nekk njiitu bokk gis-gis ne fas yéene ci indi saafara te ci ponk bi la nar a door. dama bëgg du benn mandat bi rek ak engagement bi ma jël sur la réforme des institutions. pare naa pour taxaw devant un jury d'honneur ma juré ni li ma wax yépp li ma wax ci benn mandat bi ak ci institution yi bu ma yàlla mayee bakkan ma fekke ko dinaa ko def. bu yeggee ci bopp réew mi Pape Diop digge na ni dina indi ay coppite yu am solo ci doxalin gi te loolu dafa laaj ay réforme. bu ñu askan yu wóoloo daañu jël ay dogal yu am solo dogal yoo xam dafay dolli doole sunuy bànqaasu réew waaye itam dolli sunu démocratie bu réew waaye itam saxal fii bonne gouvernance doxin wu leer waaye itam lépp loo xam te ni dafay sàmm koom-koomu askan wi waaye it fexe ba nga xam te ni bii daañu yokk faju mi ak mbay mi ba ku ne mën caa jot mën caa gis boppam. ki fi nekkoon meeru Ndakaaru ne dina fexe ba njiitu réew mi ak jëriñ gi ñu dénk wàllu yoon bu ñu bokkate ci conseil supérieur de la magistrature mu di dogal bu am solo bu mu boole ci li ko yitteel te am na yeneen yu mu nar a jëlaat. une fois élu je viserai. bu ñu fale ci bopp réew mi dinaa wàññi bu baax xoolaat tam doole njiitum réew mi. yokk bu baax doole yi assemblée nationale jox doole ju mag sunu justice. et du judiciaire. Il s'agira aussi de mettre fin au clientélisme. waaye dinaa fexe xeex par parloo ci wàllum politique ca bépp ndomba tànk bu may jox nit du ma ko def ngir par parloo waaye dama koy def ngir xam-xam ak man-man. Concernant les nominations au poste de responsabilité. Pape Diop waatal na ay militants am ne dina sàmm kàddoom ki fi nekkoon njiitu assemblée nationale di leen ñaax ñu jug booloo ut li mu signature yi nga xam ni soxla nañ ko ci parrainage bi ngir mën a bokk ci jongante yi ñu jëm benn yitte rek la am jamono ji mooy jële locataire ba nekk ci avenue Roume. Ndeye Aram Touré ci wàllu parrainage boobee ngay wax ca Podor ñi nga xamante ni ñooy coalition Benno Bokk Yaakaar ne am nañu yaakaar ci jotee ci lu tollook téeméer ak juróom fukki junni ci ay signature ñu jàpp ni loolee la koy yombal bokk na ca lañ fa gis jamono ji di leader yëpp joxe seen i doole ak seen i xalaat doon genn ko say ngir fexe yegg ci boobee mbébét ci ginnaaw seen ko coordonnateur di Abdoulaye Daouda Diallo ñu ngi ko xam ne ci ab yëngu-yëngu fësal seen gis-gis boobee ànd ceek confiance suñu ndaw lañ ci àndal di Gambi Diagne. Abdoulaye Daouda Diallo nag moom nag la waa ñi nga xamee ni ñooy yeewoo Podor tànn ngir nag mu jiite li nga xamee ni moom mooy campagne parrainage candidat Macky Sall maire bu commune bu Demet ni ñoom ñëpp dëppoo nañu kàddu ngir nag mbir mi war a mën a antu. Je pense que je suis venu avec le coordinateur Abdoulaye Daouda Diallo. dama yaakaar nag ne mbir mi foog muy leer tey jii dañu ñëw ànd ak ki nga xamee ni moom mooy Abdoulaye Daouda Diallo ngir nag leeral taxawaayu askan wi fii ci diwaanu Podor. tey jii nag ñun ñëpp dañoo booloo nekk benn taxas di nangu ni kii di Abdoulaye Daouda Diallo moom moo nu war a jiite fii ci Podor. Abdoulaye Daouda Diallo ba fi dara nekkulee moom dong moo fi nekk. Parce que même nous ne pouvons pas avoir beaucoup de patrons dans ce département de Podor. li mu jur moom mooy fii ci Tile Boubacar Gamaji Sare Kaskas wala Bokke Jalube la ñu fa doon wut bu fekkee ni dañ fa doon téeméer juróom-ñaar fukk yi naam tegagum nañ ci ab loxo. On a commencé par l'arrondissement de Tile Boubacar.
ñoo ngi doore nag Kile Boubacar daa di dem Gamaji Sare ak Kaskas daa di tere fi mu nekk nii ak fii si Bokke Jalube li nga xamee ni nag moom la ñu nattagum daa di koy téye jàpp ko ni moom la ñu liggéeyagum boo koy xayma téeméer boo jël juróom-ñaar fukk yi mi ngi sunu poos mu desee nu nag wuti la sa des lii nag di ay parrainage yoo nga xamee ni ñoo ngi ko wutal ki nga xamee ni mooy président de la République Macky Sall. Pour le président de la République. moom nag ni daanu weesu sax li nga xamee ni moom lañ leen sasoon. La voie juste, la voie effectivement en fait. askan wi nag li ñu bëgg lenn dong la mooy booloo nekk benn. Derrière le coordinateur du département pour qu'on puisse relever les défis du département de Podor. S'agissant de Podor, nous avons nous-mêmes pris sur nous. fii nag ci diwaanu Podor ñun dogg nañu ni fas yéene nañu dem ba 150 000 voix. mooy fexe ba jël raw gàddu gi ci réew mi waaye it fexe ba ca élection ya Podor jël raw gàddu gi ci réew mi. Département du pays pour le président de la République en termes de voix et même en termes de résultats. Abdoulaye Daouda Diallo ni nag fi mu nekk nii yenn ci jafe-jafe yi nga xamee ne askan wi ma ngi koy dund jàpp jëm ci wàllu wér-gu-yaram ci wàllu njàng ak njàngale ci wàllu ndox ak wàllu dem ak dikk bi dana ko yeggee président Macky Sall. wax ci réewum Guinée du gaaw a fàtte ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru septembre jéye jafa amoon lu tollook téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaar ci ay doomu aadama ñàkk ci seen bakkan di ay yëngu-yëngu yi fa amoon ñeen ci askan doon ñaawlu taxawaayu njiitum xew ma ca jamono jooje di Moussa Dadis Camara juróom-ñeenti at ginnaaw gi ba léegi yéen ci ay Guinéen gisuñu fan la enquête bi wéy te it lu aju ci wàllu procès ñu ngi koy sàkku ngir fexe lu ni mel leer te it lu ni mel bañ a amati seen gox ñenn ci ay Guinéen nekk ci xew mi ñoo ko xamle ginnaaw dajeek suñu ndaw di Mouhamadou Diallo. xew-xewi kaawteef yooyu ba léegi mi ngi mel ni lu bees ci xel yi 28 septembre 2009 sa Guinée Conakry nekk altine bu lëndëm lool. parce que suñoo déggee ñu ne dugg nañ ci stade am ñu dàpp ay nit rey leen violer leen def la loo xam ne lu ñaaw la dafa mel du ay nit sax dañu wax ay africain la wala mais dafa ñaaw quoi loolu moom dafa ñaaw ñu et que malheureusement. lépp luñ mën a jàpp ne ab crime contre l'humanité la rek bés boobu noonu gis nañu ko mu metti woon lool ci xol yi. au stade du Dino. lu mu néew téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaari doomu aadama loru nen si ay jigéen yu nu sàkku ay nit yu réer ak itamit sax ñu si ñàkk seen bakken bilan bi metti woon na lool. l'enquête bi ba léegi ñu ngi koy wéyal am na sax ay responsable yu mag sa Guinée jamono boobu yoo xam ne déglu nañu leen. parce que jusqu'à maintenant ñoo ngi wax mais li soo xoolee au fond affaire bi ci kaw la ñi nekk ci kaw ñoo xam affaire yi ñu mën a gérer affaire bi ci kaw la du ay baadoo la ñoo def lii n'importe qui ñoo rek def ko ñoo xam nañ seen bopp ñoom ñoo war a gérer affaire bi wax lu leer indi justice bu équitable. tey jii diggante nguur gi ak kujje gi fële sa Guinée tax koo neex loolu am na sax ay manifestation yoo xam ne ñu ngi koy waajal sa dëkk ba waaye doomu Guinée yi ñoom li ñu wax dafa leer.